maa ngi tudd Vieux Sall may porte-parole syndicat autonome des conducteurs Jakarta du Sénégal affilié à la CSA. li waraloon teewaay bi nag lenn la parce que tey soo gisee suñu taxawaay bi tey te xam ni dafa am li ñu nakari am li ñu métti trop te li ñu nakari métti ñu ci suñu biir kër la nekk muy centrale bi nga xam ne ñun fa la ñu affilié muy à la CSA. parce que su amee ay kàddu yoo xam ne jóge na foofu noonu dal suñu kaw goo xam ne suñu kaw la dal ñun di conducteur Jakarta yi daf ñuy métti te vraiment boobu léegi dégguñu la secrétaire général Elimane Diouf génn addu ci comme waxagu ci ñun dinañ jël suñu propre décision tamit addu ci parce que centrale ba ñun ca lañ bokk ak keneen ak keneen parce que ki ñuy wax Modou Ndiaye muy syndicat taximan yi ak kii Pape Diop mi yor organisation à la CSA parce que suñu génnee di dal ci borom Jakarta yi naan leen Jakarta yi réglementé wuñu war ñoo taxi Modou Ndiaye day nax boppam parce que Modou Ndiaye ëppale wuñu dara biir CSA Modou Ndiaye lu mu fa am lañ fa am au contraire ñun Jakarta maan li ñu xëy di transporter par jour Modou Ndiaye moom ay taxi am du ko transporter parce que Modou Ndiaye bañ koy installé bu dee moom dafa dof ñun dofuñu dañuy jàpp ñu indil nañu carte invitation ñu dem ci installation am bu dee moom da kaa fàtte ñun fàttewuñu loolu noonu loolu moo tax nag ñu gën a di def suñu déclaration di alerter monsieur Elimane Diouf mu teel a wax ci lii nii parce que ñun biir CSA lañ bokk Modou Ndiaye biir CSA la bokk kon kii yor wàllu organisation di Pape Diop waru génn fii di xool xaj ak seen wala di xool fu muy parparloo loolu nag moo ñu génne. Babacar Ndiaye di le secrétaire général du syndicat autonome des conducteurs de Jakarta du Sénégal affilié à la CSA. donc comme sama porte-parole li mu ko waxee donc bataaxal bi mu amee donc li ñu njëkk a def bi ñu jotee appelu coordinateur yi nekk si yeneen régions yi danoo sol suñu dàll ñëw si ki nga xamante ni mooy suñu kilifa fii si Thiès muy monsieur Omar Gueye ne gérer transport si CSA. donc bi ñu ñëwee tamit waxtaan na noog moom donc li nga xamante ni jël nañ ko décision tamit si moom la ñuy njëkk a waxtaanee avant ñu si waxtaanee kilifa gu mag yi. donc Modou Ndiaye moom moo génn comme ni ko porte-parole bi waxee ak ki ñuy wax Pape Diop Pape Diop moom moo chargé de l'organisation à CSA. Modou Ndiaye yore syndicat boo xamante ni moo regroupé chauffeur taxi yi Modou Ndiaye xam na ma bu baax xam na ni donc Jakarta yi dañ leen réglementé am na décret ministériel boo xamante ni 8903 la donc yuy autorisé bépp Jakartaman pour ñu def taxi. mais bu dul loolu sax xanaa Covid bi ñëpp dégg na ni le président de la République monsieur Macky Sall jël na 450 millions octroyé ko donc les Jakartaman donc léegi pourquoi ñoom ñu bëgg a taxaw ni Jakarta waruñu def transport ñii nax seen bopp dégg nañ leen nag moom ak Pape Diop ak Modou Ndiaye déclaration bi ñu def ne donc lépp lu ñu mën waxtaan nañ see gouverneur bu Dakar ñun waxtaan nañoo kilifa yi ñu war a waxtaan na te Jakarta nekkul ñoom ñoo ko fiy génne ñoom tuuti nañ si. Jakarta bu soobee yàlla bu yeboo ñu xam ni sunu borom dugal na ko si Sénégal te dina wër fépp donc ñun nag sunu biir comme que ñooy kilifa yi nga xamante ni ñi ngi basé wu fii si Thiès lépp luy wàllu organisation ñi ñu koy def pour organiser nit ñi pour secteur bi tegu si transport ñi ngi wax ay agression ñi ngi wax ni Jakarta yi dañuy siif leneen ak leneen mais taxi yi dégâts yi ñuy xëy di def par jour donc transport la rek transport la ce qui est important mooy que ni ñu organiser milieu bi mais nag comme que ñoom dañuy jug taxaw pour jàmbaarloog Jakartaman yi donc kooku di Modou Ndiaye ak Pape Diop moom ñu leen di wax ni ñun pare nan ñoom seen taxi la ñu am muy seen transport ñun tamit Jakarta yi leen am teg si suñu baxeen bii lépp lu mu leen jaral rek ñun jaralal ñu ko si boobu tamit may tëjee di wax ni kii le secrétaire général di monsieur Elimane Diouf yow la ñuy déglu comme que yow yaa nu bokk njaboote ñun ñëpp donc lii sa kàddu moom lañ ciy déglu parce que tey yaakaar naa ni bu benn déclaration di génnee foofu si CSA monsieur Elimane Diouf bu ko deful donc adjoint bu ko deful nekkul ki nga xamante ni moo chargé wu si wàllu organisation wala ki nga xamante ni syndicat la comme ñun affilié ñu bokk benn kër gi mooy jug di wax li nga xamante ni tegu ko si fenn tegu ko si dëgg tegu ko si yoon. loolu mooy kàddu yi nga xamante ni donc lii mooy plan A bi nga xamante ni dinañ ko def donc ñoom bépp jéego bi nga xamante ni ñi ngi koy def ñun ñi ngi koy waajal te dinañ ko teg bu soobee yàlla. Omar Gueye di secrétaire général chargé transport au niveau de la CSA yor lépp loo xam transport la ci Sénégal ci centrale bi ñuy wax CSA yàlla def nag ay déclaration jub déclaration yi nag fi mu jubee mooy syndicat de base yi nga xamante ni dañoo affilié à la centrale mais mu dal ci kaw transport
comme que nag tey Moon Ndiaye mi nga xamante ni moom ci taxi yi la nekk di secrétaire général moo jug dal ci kaw Jakarta yi nga xamante ni tey Babacar Ndiaye mii di secrétaire général au niveau national des Jakarta te CSA ñëw fii taxawal leen ko à Thiès kon loo xam dafa dal suñu kaw muy lu ñu metti lool parce que bi affaire bi amee ñu envoyé ma audio yi ma dama woo secrétaire général bi te bi ma ko xamee woowee dafa ni ma dañu juum ndaxte CSA ku xam CSA xam ne jaaykatu gerte caaf yi sax bu ñu ñëwee dañ leen di défendre kon tey mënuñu ñëw boot ñëpp ba pare ñuy xeex suñu biir loolu dañ koo def te bañ koy def nee na tàgguwuñ ko yëgu ko kon muy loo xamante ni rek ma bëgg man mii di Oumar Gueye yor transport bi au niveau de la CSA yàlla defit tey ba ñuy taxawal Jakarta yi fii maa leen jël indi leen CSA ñu am yaakaar am wóolute ci toy gi ak ni ñu mel ma bëgg le secrétaire général Ilimane muy mbir moo xam comme que déclaration la moom mu def déclaration boo xamante ni ña ko def dañoo juum parce que Moon Ndiaye daa juum ndaxte nag Moon Ndiaye bu dee transport dafa yaatu ginnaaw et c'est le poumon de l'économie du pays ay xale bu ñu jugee di daan seen doole muy Jakarta ñuy fay juuti mu am décret président jox leen 475 millions tey ñuy xalaat nan lañ leen réglementé ba Ilimane Diouf Ibrahima Gueye adjoint ñuy xool moto yi nga xamante ni fan lañ koy jëlee ak coopération yi pour indi ko jox ko Jakarta yi Moon Ndiaye taxaw ne da leen di xeex Pape Diop yor organisation ne da koy def dama yaakaar ne dañoo juum ndaxte CSA bindoowul noonu parce que balaa ñu laa fal da ngay nekk un responsable balaa ngaa wax nga xam li ngay wax lan la kon jàpp naa ni juumte la ma leen di ñaan tous les Jakarta du Sénégal gis na def nañ déclaration ngeen déglu le secrétaire général Ilimane Diouf bu waree wax dina génn dina wax ak ña mu war a waxal ngeen dal bu leen topp parce que bu doon man mi yor tey ji transport maa ko wax ñu mën a wax waaye organisation ak Moon Ndiaye mi nga xamante ni moom yorul transport Sénégal dafa affilié foofu ma koy ñaanaan mu dellu soit xelam parce que lii kat yaakaar nañ du woon jukkoom xamee wuñ ko woon nii jërë ngeen jëf wasalaam.